asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyu àdduna sépp di nuyu spécialement la région du Bawal di ñëw sama deuxième partie bi ñoo ngi ñëw di wax ci mbirum coronavirus bu fi jógee bi dana joxe information ci affectation docteur Mamadou Dieng, médecin chef district Touba. Il est affecté à la région médicale de Diourbel. Dañ leen fàttali établissement public centre hospitalier niveau 2 bu hôpital Ndamatou jóge na niveau 1 léegi dem na niveau 2. danañ ñëw tamit ci centre de santé Xelkom ak ni hôpital Ndamatou bi doxee ak ni santé Touba di doxee danañ ci leeral bu baax a baax coronavirus nag comme ni nga koy waxee rek mooy actualité mais damay ragal gars yi indi ci les dommages collatéraux, c'est-à-dire que loo xam ne nii taux de décès bi c'est à 3%. te it booy xool Chine gi mu dal xeetu mala yi mi lekk ñu duñ ko lekk xeetu mala yi gën a bi génn na moo koy joxe foofu vraiment yooyu ab jullit sax du ko lekk. kon Sénégal war nañ cee mën a am yaakaar bu baax wax naa ko démb sama benn audio bu ma doon expliquer di sant seen Basiiru Mbàkke Abdou Khadre bu baax a baax parce que fi mu génnee ci Porokhane loolu dafa am solo te it foofu daf lay leeral ni kii wax ji mu wax nii Sëñ Tuubaa kese la waaw Sëñ Tuubaa kese la ndax wax na dëgg nit ñi muy état ku mënti doon Sëriñ Tuubaa moom xalifa Sëñ Tuubaa la daataa mi nekk xalifa Sëñ Tuubaa sax am na loo xam ne ni mën na ko bañ a leer sëriñ bi mais gis nga xalifa Sëñ Tuubaa boo xasee ba nekk lu mu def rek lu mu def daataa ci xelam doomu aadama dugg lu mu def rek si sëriñ bi la jóge kon jëruñuy woo xalifa Sëñ Tuubaa naan ko toppaleel Porokhane beeg àndale ko loolu Sëñ Tuubaa weesu na foofu te it Sëriñ Muntaxa Basiru mii ma gis baax na lool am na yërmande lool waaye ku am fulla la ci liggéey Sëñ Tuubaa loolu ñun xam nañ ko jamono Sëriñ Saliou Mbàkke lañ ko xam ba léegi nii ku am fulla la ci liggéey Sëñ Tuubaa lu tax baay bi baax yi wekk ko lool magam yu baax bi jaar wekk ko lool nga xam ne kii du ay caaxaan kon sëñ Muntaxa Basiru ñoo koy sant bu baax di sant porte-parole sëñ Bassirou Abdou Khadre wax dëgg yàlla murid yëpp kontaan nañ ci yow barke Sëriñ Saliou Mbacke murid yëpp a bëgg ci yow ndax fi nga génne rek foofu képp ku mënoon génne murid yi bëgg parce que tubaab bii nekkatul tubaab bu xees tubaab bu ñuul la su ñëwee nag dugg suñu réew gis ngeen maanaam événement diine yii ñuy xeeb moo tee réew mi ndax événement ma dañ fa jàng xasida dañ fa defi salaatu ala nabi dañ fa jàng ay kaamil alxuraan suñ ko bàyyi woon doomu aadama il faut que mu am lu muy def gis nga buñ ko bàyyi wala ñu woyee fal ko tubaab bi jël dugal ci leneen delloo ñu si ay 31 décembre ki 24 décembre yoo xam ne nii nit ñi dépassé nañ kon ñoo ngi sant sëriñ bi ci way gi ak leeral gi lépp leer na sëñ Basiru lépp leer na waaw sëñ tubaab bëgg na ci yow murid yëpp bëgg nañ ci yow ndax tubaab bi ku leen bàyyi tubaab bu ñuul bii ku leen bàyyi tubaab bi xees bi ñëw tëdd bu ñuul bi la yebal ku leen bàyyi liggéey sëñ tubaab yi bul xam fi jëm ak moom kon ñoo ngi sant bu baax a baax di xam ne coronavirus tawat la am yi ko gën a garaaw fop tuberculose bi moo gën a garaaw boo naanee ci pot fi mu toll nii nit ki naan si mu dal la boo déggee nit yenn saa nga ni hôpital yaa ngi nii nit ñi day ñëw rek ci hôpital yi xamuñu ni kii am na tuberculose xamuñu kii am na leneen nit ki mën naa toog ci banc attente di xaar médecin sibbiru indi ko fa far mu jëlee fa tuberculose kon hôpitaux yi li ma ci wax chaque jour dafa desub liggéey ab liggéey la des ab hôpital buy dugal xaalis dañ ci war a def ay moyens qu'il faut c'est ça le problème nit mën naa toog ci banc attente di xaar médecin mu koy fajal sibbiroom wala sëqatam su ndaw wala giri ba mu daw
mu ñëw dend ak koo xam ne ni tuberculose am mu sëqat jox ko moom mu ñëw consulté wu dem toog 15 jours ñëwaat indiwaat dañuy sëqat fekk ne tuberculose la hépatite baa ngi fi te pourtant tuberculose yi ñi ngi jaxasoo nit ñi si màggal yeeg gàmm yeeg lépp de kon saa di am na ci loo xam ne ay caaxaan la nañ moytu ay caaxaan baaxut problème yi yaa ngi fi na xus kenn lijjantiwu kon coronavirus du ma si sori suñ réew mu tàng mi sax mënu fi évoluer nag suñ réew yu tàng yi mënu fi sax évoluer kon nañ ko bàyyi di yëm ko politique wala di ko jéem a vraiment di sonal nit ñi di créer ay psychose si nit ñi dommages collatéraux yu may wax nii mën na dem ba nit ñi war a am doom wala ñu sibbiru war a ñëw faju tay am na grippe am na genre grippe bi fi amoon bu tey woon coronavirus bi ñu ne ñëpp am coronavirus nit ñi dañoo sëq Sénégal da ngay woo nit sax muy sëq ba baat bi day dee xanaa loolu coronavirus te ba am day am forte fièvre boole ci tous les signes de ci apparaître kon nañ bàyyi caaxaan yi te coronavirus ñu multiplier ko par zéro sànni fële te dund suñ dund xool li nga xam ne mooy santé publique li ma leen wax léegi ci ndox mi rek suñ ndox Mbàkke mi moo raw coronavirus ndax mi ngi rey nit ñi silencieusement kon bu jógee foofu nañ ñëw ci affectation docteur Mamadou Dieng médecin chef district Touba waaye nag affecté nañ ko mu dem loolu dem région médicale mais dafa mel ne moom dafa siisu nangul dem li lay wan ne Touba dafa neex gars yi lekk ñu fa nekkee moo garaaw mooy nan lañ la affecté ci région nga siisu toog bañ a dem loolu ko waa ministère yëg xanaa région médicale kay moo war a dàq seulement médecin chef district waaye Touba màccaat doo fa am moo amul fenn parce que moom docteur Moustapha Soura ñooy complot si centre Xelkom ay complice ak Saliou Ndaw nekk ñëw de seen diggante centre Xelkom boo demee miir yi mu foto leen ngeen xool miir yaa ngi délabré hôpital ba dee na amatul malade amatul dara nee nañ Moustapha Soura mooy médecin chef bi te dana toog 3 ans bu fa jaar léegi hôpital bi état du Sénégal bi ñu ko jox budget de santé la budget santé ko jox ay millions wala ay milliards di ko jox carburant te ambulance baa ngi nii ba mu paanaar mën na presque 1 an te ñu ngi koy jox carburant di la jox fonctionnement lépp lu santé laaj bi ñu la koy jox te santé bi liggéey dara amul garab amul dara détergent eau de javel bu nettoyé carré sa amu fa te man lu ma wax lu wóor laay wax léegi daal budget bu dikkee Moustapha Soura signé ko séddoo ko Moustapha Dieng ak docteur Dieng wala ñu paacoo dem seen kon ñu xam ne sëtu sëñ Touba yi nekk Touba am na ci loo xam ne ni il faut jël seeni responsabilité hôpital Ndamatou bi président conseil d'administration ni ko jox waa Touba sa kanam il faut ñu imprégner Touba sa kanam parce que hôpital Ndamatou li mu daan dugal ci ay bénéfices li Touba sa kanam daf di tax ay poste de santé fu ne barki Serigne Saliou Mbacké mën na ko Serigne Saliou Mbacké sama sëriñ laa ngi ñaan mën na ko parce que hôpital bi dugal 10 millions par jour par 24 heures 10 millions par 24 heures kooku lu mu bëgg a def war na ko mën a def waaye fekkee noonu li ñu ciy def mooy lii nii lekk tabax si ay kër yóbbu say doom France ñu jàngi dégg naa sax am na ko dama ko gëstoogul am na ko dama am na immeuble France moom Moustapha Soura moom waaw danaa gëstu ba mu gën a leer nag xam nga yooyu di dundee Serigne Touba parce que Serigne Touba Mbacké Touba loolu war nañ see jóg waaw Serigne Touba yi war nañoo jóg ci lii te man moom surtout Moustapha Soura man fi ma koy xaar xam naa ko bu baax a baax maa ngi xaar tous les camps parce que nee naa li ma xam ci ay dossiers am barki Serigne Saliou Mbacké 15% laa ci génn te étape bu ma ñëw su ma demoon noonu si étape judiciaire sax lay gën a dàq parce que am na kilifa goo xam ne nii fii la xuloog moom Mbacké koo xam ne su ma waxoon turam du fanaan Touba tey jii xuloog moom la def kilifa ba mu wàccee liggéey dana jubilé bi bureau te j'étais témoin kooku du ma nag diwa ma ko wax dem dama ne maa témoin da doon jubilé loolu ko gën a garaaw dafa am Mbacké bu ñëw nga xuloog moom di ko jéem a jaay tàng di ko jam nanga te yow bi ngay ñëw fii sa maanaam say clinique médecine sax matala woo te sax dafa googu sëriñ bi dimbaleel googu dimbale nga dem beew ba di cëpp ci kaw sëriñ si di cëpp ci kaw sa kaw personnel lu Ndamatou ñu ngi ne am na koo ci gis sax
di ko yéene sax ndax neppaat yi lay war a fay ñu leen ko motivation fay ñu leen ko plan Sésame baa ngi nii plan Sésame ak César grade état du Sénégal la ko fay normalement si personnel la waroon duggaat ak si population personnel gis bu dara lu ñëw ñu si kaw lekk ko moom ay Saliou Ndaw gars yi nekk administration ay Malle Sow ak seen saf boobu ko mën a jémme ak ex madame Nia boobu nekkoon directeur des ressources humaines ñooñu daay ñooy lekk ak ñii di am salaire 1 million ñii di salaire 1 million 500 sura yor 15 noiram loolu sax c'est trop ce qui est trop c'est trop ta dégg naa hôpital bi daata ñu leen di fay weer wi sax xaw nañoo dee parce que nee nañ hôpital bi amatul malade amatul xaalis parce que nag day tëbb yóbbaale parce que 8 mois moo ko dese mu retraité waaw 8 mois moo ko dese mu dese retraité day tëbb yóbbaale kon il faut que sëriñ si wàcc hôpital bi il faut que waa ñu bés ñoom sëriñ si ndaw si ñoo war a bousculer OFNAC ak ARMP tabax yi yëpp ñu wàcc si état bi ñu wàcc hôpital bi lijjanti problème hôpital bi c'est ça la vérité. parce que ñii c'est des bandits de classe exceptionnelle ñu ngi naan 8 mars hôpital war naa féete 8 mars yow nekkoo lu dul jigéen ñi promotion canapé nga nekk jigéen joo jël mais dafa am jigéen ñoo xam ne tamit dama leen di mere parce que Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum dégg naa ci benn waxtaan mu ne yónni sallallahu alayhi wasallam bi ñu ne ko kan moo gën si jullit yi mu ne ki gën si nit ñi daataa jullit di am mu ne ko ceddo si Cheikh Tidiane Sy mu ne ceddo bu tuub nekk jullit nee na jullit mat sëkk lay nekk mu ne ko waaye ceddo yooyu ñoo amatul bu njëkk sëriñ sa sañ naan tak si ceddo yi mais léegi ceddo yi dañ leen a rax dañ si koo xam ne bàyyam ceddo lay doon bu wóor di am lu deretam di bañ mais mu ñëw takk jigéen yoo xam ne nii bañul dara kooku bu si doom juddoo doo xam fu muy teeree ji c'est ça le problème loolu mooy coow li yépp la c'est ça le problème kon hôpital Ndamatou promotion canapé ya fa nekk ak yaama saf yaama neex yi jigéen ñuy daggal ay salaire 700 000 ay yooyu tegul fenn la tegul loolu dañ ko war a lijjanti une bonne fois mu jeex voilà kon ambulance Khelcom baa ngi nii pendant presque bientôt 1 an kenn lijjantiwu kon foofu lekkukaay lañ ko def gynécologue obstétricien bi nag ka fa nekkoon muy docteur Diop toujours dégg naa tey la gën a mën a cëpp-cëppi di def ay maguyam di dem ak ñëw di war na moom membre APR la lu ko neex lay def na ngeen xam ne hôpital bi ñi ngi am information 24/24 waa hôpital bi joxuñu ko ñu ngi koy am 24/24 te waa hôpital bi joxuñu ko feeg yéen nga taxaw fi ñu taxaw fi def échographie yaa kenn wàññi analyse yi jigéen wér bu ku ci accouché bu génne ñi bind la analyse 25000 bind la ordonnance presque 25000 mais loolu dafa ëpp loolu baaxul ci économie réew kon sëriñ si ñu ngi leen di interpeller ñu ñëw wàcc biir hôpital Ndamatou wàcc fois Touba Ca Kanam ñu lijjanti hôpital bi parce que trop c'est trop di sant waa Mbàkke Bawol bu baax a baax nag di leen xamal ne comme na ma ko waxee woon rek di sant nag préfet Mbàkke bi wax dëgg yàlla bu ñu bëggee autorisation pour marche mu ñu si dimbale bu baax a baax mais nag am na préfet yi fi jaaroon yoo xam ne moom ba waa tey ba cekkeen amee problème mu seko au lieu mu lijjanti ko da leen a puudar xam nga tëj si nit tëj leen si seko yi njëkkee puudar paa yi la def am na paa yoo xam fa lañ jaaree faatu am na fa lañ jaaree am cancer te préfet ñëpp xam nañ loolu mooy coow tey ba cekkeen ba tey jii ñooñu nag seeni doom ñooy ñëw tey yi bëgg ñoo noot duñu ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg te loolu dinañ ko lijjanti kon lii laa indi doon tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala